mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci seen émission pencum géej gi tey nag ñi am rek loo xam ne nii bëgg nañ leen koy wan jëm ci napp ni ma koy waxee napp nag dafa nekk secteur boo xam ne nii secteur bu am solo la waaye secteur la itam boo xamante ni bu bëri banqaas la charpentier baa ngi ci biir mécanicien baa ngi ci biir mool baa ngi ci biir femme transformatrice baa ngi ci biir waaskat baa ngi ci biir ki nga xam ne day jaay glace a ngi ci biir ki nga xamante ni day yenu pañe tibbkat bi maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi macha allah am na solo trop waaye ci biir loolu itam y a des organisations professionnelles yoo xam ne it ñu ngi liggéey tey nag ñi ànd ak ñi nga xamante ni moom mooy la CAOPA CAOPA nag c'est une confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale mu doon loo xamante ni 26 pays en Afrique ñoom ñoo ko bokk ñoo xam ne dañuy liggéey ci li nga xamante ni moom mooy wàllu napp siège bi mu ngi nekk fii ci fi nga xam ne mooy Mbour seen président nekk Gawsu Gueye tey nag moom la ñu àndal war a dem fi nga xamante moom mooy Dionewar tey ci samedi bi setal lañ fiy def xam nga nag samedi bële passé la doon journée mondiale du nettoyage ñu defoon ko fi nga xamante ni moom mooy aire marine protégée bu Joal bi avec Karim Sall ak waa Fadioul le président du quai de pêche waaye tey ñi jëm fi nga xamante ni moom mooy Dionewar itam nag tey journée bi moom lañ fay def pour bale nettoyer maanaam setal lépp loo xamante ni sant la ci biir géej gi bu ñu fa jógee ko deuxième journée bi suba ñi ngi jëm fi nga xamante ni moom mooy Palmarin fi may wax ak yéen nag ñu ngi ci tefes gi nga xamante ni moom mooy tefesu Jifeer nag ku ko wax xam ne dëkk la boo xam ne dëkku nappkat la dëkk la boo xam ne dëkku campagne la dëkk la boo xamante ni tey fu nekk ci Sénégal dañ fay jóge ko ñëw di fi aussi li nga xamante ni moom mooy jën tey gis ngeen oto yaa ngi nii rang muy les mareyeurs di xaar gaal yi ngoon ñi teer ñi jënd jën yëpp ci jën daal di tas ci fi nga xamante ni moom mooy Sénégal gis ngeen gaal yi say na yaa ngi nii ñoom itam daal di amaare ñi am na yoo xam ne ñi ngi yeb seen i mbaal am na yoo xam ne nii yebuñu seen i mbaal moom am na ñoo xamante ni gaal yoo xam ne dafay transporter des personnes seulement mooy nekk li nga xam ne nii moom mooy seen liggéey loolu nag tey moo tax émission pencum géej gi ne daf leen di wanaat beneen facette ci li nga xamante ni moom mooy wàllu napp kon nag fii laa leen di tàggoo yéen waa Jifir daal di dugg ci gaal yi daal di jéggi wan leen la nga xamante ni moom mooy xew Dionewar su ma fa jógee ko waat dellusiwaat ak yéen jërë ngeen jëf ci kanam mbokk yi jërë ngeen jëf waxoon naa leen bi may toll Jifir na leen maa ngi dugg ci gaal gi traversé dem fi nga xamante ni moom mooy côté Palmarin Niodior Dionewar dëkk yooyu yëpp ndeysaan ci aire marine protégée bi nga xamante ni moom moo nekk Sangomar loolu nag bi mu amee yegg si nañ ci li fi nga xam ne mooy tefes gi alhamdulilahi rabbil alamin parce que gaal boo koy dugg dañ lay wax ne boo demee ba ñëw dañ la naan ndokk sa bakkan nga ne ndokk sa wàll cela veut dire que fa nga demoon nekk na foo xamante ni fu doy waar la ci biir géej gi daje nañ ak gaal yi nga xam ne ni ay gaalu maare la gaalu maare boo ko déggee mooy gaal yi nga xamante ni dañuy def biir géej ay lu mat semaine lu mat fukki fan am na sax ñuy def loo xamante ni mat na fukki fan ak ñeent maanaam 2 semaines gis nañ ci biir géej gi ay gaal yoo xamante ni ay gaalu gétiteer rek ñii seddi ñii di seddi fiir ñii di seddi ay mbaal ñii di ser li nga xamante ni moom mooy seen harmonie waaye daje nañ ak ay gaal yu bare bari yoo xamante ni ñu ngi ci biir géej gi bi ñu yegsee ci tefes gi nag gis ngeen ko fekk nañ fi ay jeunes yoo xam ne nii dañoo déterminé parce que avant ñi yegsi ñoom bale nañ tefes gi ba nga xamante ni macha allah des kilomètres et des kilomètres pour que vraiment ñi xam ne tefes gi kenn waru ko salteel kon nag bu amee ñoo xamante ni dañoo rëcc ba salteel ko géej mooy loo xamante ni lépp loo xam ne nii bokku ci daf ko yóbbuwaat ci fi nga xam ne nii moom mooy tefes gi même ndoxum taw mi ngeen di gis géej gi da koy gëqaat yóbbu ko ci fi nga xam ne nii moom mooy tefes gi moo tax ñu bëri moo li di faral di wax ne plus que nawet bi gën a taw ñi gis ne ginnax yi dafay gën a bëri ginnax yi dafay gën a am doole plus que muy gën a taw nga gis ay phénomènes yu bare yoo xamante ni dafay changé suñu borom moom moo bindee noonu léegi nag bi ñu ñëwee fii léegi tey ñu présenté leen lan moo tax ñu ñëw fii parce que ànd nañoo président Gawsu Gueye muy président CAOPA ma fàttali leen ne c'est une organisation africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale ànd nañoo assistante programme muy Soxna Khady Diop ànd nañ ak ki nga xam ne nii moom mooy Soxna Gueye moo nekk assistante langue et communication ànd nañ ak ki nga xamante ni le comptable financier mooy ki nga xamante ni itam moom mooy Bay di Fall waaye ànd nañ ak Njilaan mi nga xamante ni stagiaire la fi nga xamante ni moom mooy CAOPA léegi nag ni may def damay ànd ak sama caméraman muy Kori ñi dem ci programme bi def présentation bi su ko defee ànd nañoo itam capitaine boo xamante ni ñoom ñooy aar li nga xamante ni moom mooy aire marine protégée yi waaye ànd nañu ak un grand journaliste de l'APS muy Assane Deme Kori nañ ànd dem fële ñu xam lan moo fay xew
ñi dee ko jox ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ak di ñu déglu. mbokk yi jërë ngeen jëf ndeysaan ni ma leen ko waxee woon rek ñu ngi ci tefes gi ba léegi ginnaaw bi ñu jógee ko ci géej gi agsi nañ ci tefes gi bale nañ ba nga xamante ni ndeysaan fi mu ne nii ñibbi rek moom moo ci des waaye ñu ne du ñu ñibbi te tàllaluñ micro ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ci ñi ñu fi fekk nag bokk na ci ki nga xamante ni moom mooy coordonnateur CLPA bi moom dinañ ko tàllal micro mu wax ñu moom journée bi nga xam ne nii moom la Kaopa ñëw def si fii ci tefes gi ci AMP bu Sangomar naka la ko gisee sëñ bi tur bi naka la. man maa ngi tudd Abdou Sarr. nekk coordonnateur CLPA Niodior nekk coordonnateur départemental ci réseau CLPA bi. journée bi ngeen ñëw def si fii tey journée boo xamante ne dañ ci bëgg te mu nekk journée boo xamante ne daf ñu jàngal lu bari parce que wax naa ko sànq Gawsu ne ko li nga xamante ne ñëw ngeen tey def ko ak ñun muy nettoyage yu littoral bi ci AMP Sangomar nekk na loo xamante ne man de depuis 2010 maa nekk coordonnateur CLPA bi parce que CLPA bi itam mu ngi sosu depuis 2010 mais mosuma gis benn partenaire bu ñëw accompagner ñu ci liggéey bu mel nii te itam gis naa ne lii dina jàngal acteurs yi lu bari parce que comme dañ leen ko doon wax ci gémmeñ te mosuñu gis benn acte tey ñu def action ñu def acte di ramasser ñu ànd ci ñu gis niñ ci amee pas-pas ak niñ ci sonnee ñu war a mën a xam ne nag lii dëgg la liñ leen doon wax yëpp dëgg la te defe naa dina nekk leçon bu rëy ci ñun waaw. d'accord ba léegi tey ban conseil ngay jox pêcheurs yi. ci li nga xamante ni moom mooy mbuus yi nga xam ne dañ koy sànni géej ak yu nu mel. conseil bi may jox pêcheurs yi ñoom ñu ngi koy jonkalanteel déjà. mooy que ne boo sànnee sa mbaal di ko xàcc da ngay gis mu fees del ak mbuus. boo sànnee sa caas nga jàpp mbuus. loolu rek war na leen a waar ñu xamante ne ñu xam ne mbuus yi nekkul loo xam ne gën na ci géej gi parce que mbuus yi seeyam gaawul mbuus bu nekkee fii ci tefes bi mën na def ay ati at te doomu jën yi nga xam ne nooy judoo ci géej gi bu nekkee mbuus boo xam ne dafa def saak jën bi bu ci duggee day dem ba dee ci te du mën a génnee boppam te loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne comme géej gi dañ koy yaxanal di ut lu ko ñoŋal war nañu éviter lépp loo xamante ne mën na tax jën wi bañ a dund waaw loolu yëpp dañ ko war a moytu. jërëjëf waaw merci beaucoup. merci ñu ngi fii ak soxna Khady Diop mooy assistante bu programme bu Kaopa moom itam mu ngi ak ñun soxna Khady yan kàddu nga am looy wax tey bëggoon nañoo xam rek lan mooy seen tànk fii tey ci AMP bu Sangomar. waaw suñu tànk tey AMP bu Sangomar mooy journée de nettoyage surtout ñu littoral bi ñu xool niñ koy balee ba mu set pour quelle raison ñu wax ni dañ ko bale ba mu set parce que dañu waxanteel commandant wu Sangomar comme niñ ko defee woon Joal semaine bee passé mu ni période bi cycle de ponte la mooy période bi si la nuumaar yi di nen mooy monade yi bañ ko waxee mu ni loolu dafa baax parce que instant bi bu ñu waxee population bi nuumaar yi instant bi dañuy nen te dañ leen war a protéger li tax ñu war leen protéger parce que dafa baax si ressources halieutiques yi parce que loolu tax ñuy dund te Kaopa su lu ma lan lay yëngu mooy pêche durable bu ñu koy waxee mooy napp bi jëm kanam que génération tey bi génération suba bi mën si gis seen bopp parce que bu ñu continuer suñu activité humaine parce que xam nga nit moom dafa mën yàq activité humaine yooyu mën na yàq ressource bi nga xam ne dafa nekk si géej gi ñu ne nañ def bon tuuti effort bi mooy lan ni ñuy nettoyer parce que plastique surtout plastique dafa mën yàq lu bare lu mu mën a yàq lu bare mooy plastique bi dafa dem ba bu dee tortue marine yi mooy numaar yi mën nañ ko jaawaleeg ak lu ko tubaab di waxee méduse ba loolu mën nañ ko yàq seen ni ñuy nene moo tax ñu ne comme site de ponte yi moment bii la
pour protéger tortues marines yi dafa baax si dafa am solo si ressources yi nañu bon jël période bi pour nettoyer Joal semaine bi passée dañu jël occasion wu journée mondiale du nettoyage surtout nit ñi xamuñu ko woon. journée mondiale du nettoyage xamuñu ko woon ñu ne surtout c'est le moment pour xamal nit ñi moo tax ñu commencé suñu activité samedi bee passé Joal te ñu ñëw Sangomar bu ñu paree Sangomar nii tam dañuy dem aussi Kayar def la même chose. mais programme bi c'est un programme bi xam depuis 2018 lañ ko commencé 2018 dañu waxtaan ak population wu AMP yëpp yi ma wax ni yu ma lim léegi bu ñu waxtaanee ni ñoom ñu ne ñun de am nañ ay problème bi bare na nag problème bi wax dëgg yàlla bare na mais Kawpa tey ren cette année ñu ne nañu xool lan nañu mën aider population ba ñuy waxanteeg conservateur AMP ñu ne nettoyage dafa bokk moo tax tey ñu ñëw nettoyer woo population bi yëpp wax leen nag aussi manière bi nga xam ne aussi dañ leen di sensibiliser pour quelle raison ñu leen di sensibiliser wan leen ni leen nettoyer baax na mais aussi set moo ëpp solo fuuf xool tamit fi ngay sànni niñ li ko tubaab di waxee nettoyer c'est bien mais ne pas salir c'est mieux loolu tubaab loolu lay wax xool fi ñuy sànni parce que nit moom mënoo wax ni du ma am mbalit boo amee mbalit fos nga am foo koy sànni loolu tamit dañ si woo autorités yi foos ñuy jàppale aussi population parce que population bi aussi tamit boo amee mbalit amul fu mu ko sànni fu mu ko gën yombale rek la ko koy defee bon autorité yi foos aussi tamit ñu jàppale population bu baax population aussi jàppale seen bopp parce que yow fi nga xam ne peut-être autorité bu nekk fële moom dund fa yow yaa fay nooyi li ngay nooyi nag foos loo xam ne baaxul sa santé yow yaay jéem donc xool nan laay doxale ba lii du am bon nag dañuy ñaaxaat da suñu bopp ñaax population yi ñu xool ni suñu doxalin si affaire mbalit parce que ñun sénégalais côté boobu am nañu si problème trop muy man muy sama morom bon nag nañu def tuuti effort pour xool vraiment fu ñuy def suñu mbalit yi surtout nag de ces plastique bi ñu waxee plastique doo nga xam ne mën na dund téeméeri at du mën dund téeméeri at te mën yàq lu bare te ñun lan lañu am jën yi lañu am jën yi moom la ñuy dundee sama masque amuñu lu ñu jëndee yàpp bon lii mooy suñu première source de protéine animale bon nag dañ ko war a sàmm Kawpa nag si loolu lay tax luy sàmm li nga xam ne jën yi li nga xam ne daal lépp si géej dañ koo soxla te nit ñi dañ koy soxla Kawpa si loolu lay liggéey moo tax tey ñu ne nañu ñëw Sangomar def action boobu action de nettoyage di gërëm nag population wax dëgg yàlla Niodior parce que génn nañu ñëw jàppale ñu parce que nit koo mën ki nga mën jàppale mooy koo xam dafa am engagement mu xam li ñu koy defee am na njëriñ te ñoom dañu ñuy waxee xam nañu lii am na njëriñ bon loolu dañuy encouragé ñu koy waa Kawpa ñi nga xam ne dañuy liggéey si loolu semaine prochaine ñoo ngi xool xam naa semaine prochaine avec màggal gi day xaw jafe mais xam naa daañu dem Kayar parce que assistant en langue communication stagiaire pour AMP bi daañu dem Kayar pour waxtaan ak conservateur bi jàpp benn jour bi nga xam ne comme ni ñu def Sangomar nii tey Niodior Sophia Fadion comme fi ñu ko defee nii tey suba Palmarin la ñuy dem parce que comme conservateur bi nga AMP wu Sangomar moo gën nekk AMP bu gën rëy si Sénégal parce que dafa am bi nga xam ne suuf si la ak géej gi tey si ñoo ngi si partie marine bi mais suba partie terrestre bi la ñuy dem muy Palmarin. waaw ba léegi rek ñu ngi ba tey ci tefes gi de damay wax ne duñ bàyyi benn ruq-ruqaan ñëpp la ñuy jël dañ fi fekk nañ fi responsable des jeunes moom moo nekk chargé de l'environnement président de la commission environnementale de la mairie de Dionewar lan nga ñu mën a wax ci journée bi nga xamante ni Kawpa ñëw na daje ak yéen ci tefes gi. d'abord dañuy remercier waa Kawpa ci seen déplacement bi te di leen di masawu aussi vraiment coono yi parce que c'était pas évident ak condition météorologique tey taw bi ak ngelaw li yëpp ñu traversé loolu yëg si ba fii nii donc dañ leen di remercier bu loolu weesoo journée bi tey journée de nettoiement la si littoralu Sangomar bi donc am na c'est une journée boo xamante ne dafa am importance pour ñun parce que ça nous a permis d'abord ñu nettoyer plage bi tout ce qui est déchets plastiques ñu mën ko bale après vraiment xool li ñu ko def deuxièmement dañ profité aussi après nettoyage bi def sensibilisation par rapport ak utilisation plastique bi
parce que le plus souvent gis nañ que ni am na ay pêcheurs yoo xam ne bu ñuy dem géej au lieu que ñuy yóbbu ndox si ay bidon wala si beneen si leneen loo xamante ne mën na tee ndox mi lu yàgg ñoom léegi il préfère par exemple jënd des sachets yoo xamante ne sachet ndox la bu ñu naanee ba pare dañ koy sànni si ndox loolu aussi day teer si waat si kaw. On a constaté que aussi ay dàll yu yàgg ay siwo ay paan ak yeneen i bidon yoo xamante ne vraiment xam ñu fan lañ jógee donc yooyu noonu yëpp moom lañ ramassé si littoral bi mais aussi si loolu lañ sensibiliser gars yi que ni ku amati plastique nga bañ ko sànni mais nga denc ko par exemple ba yegg si kër ga nga xool benn poubelle boo xamante ne boo ko fa defee mën nañ koy bu si fi ñuy def mbalit mi mën nañ ko fa yóbbu sans problème waaw. Merci beaucoup. man maay ki jiite aire marine protégée Sangomar AMP Sangomar dafa nekk AMP bi gën a yaatu Sénégal ndax 87 437 hectares la mu nekk ci diggante commune Dionewar ak Palmarin nekk tamit ci diggante département Foundiougne ak Fatick. AMP bi dama koy fàttali toujours nekkul ne état moo toog fële rek ne naa ñëw tracé ne fii AMP la. mais population yi jar nañu sant ci loolu ñoom ñoo dem ba ci seen xam-xamu bopp gis ne bërëb bii bërëb bu am solo pour jën yi ñu ne dañ koy aar biñ koy aar ba gis ne léegi soxla nañ ndimbalu état ci la ñu woote état ñëw affecté ñu fi pour ñu ànd ak population bi liggéey. léegi bëggoon nañ nga ñëw ci njëriñ yi nga xamante ni moom li ñuy wax mbonaat wala nduumaar moom la am ci géej. waaw nduumaar dafa am solo ci géej. d'ailleurs am solo boobu moo tax ba ci li ñuy tuddee liste rouge UICN nga xamante ne mbindaafoon espèces yi nga xamante ne yëpp adduna bi dafa ragal ne bu deful dara da leen di ñàkk nduumaar ci la bokk donc loolu rek doy na pour wane njëriñ wi waaye bu weesoo loolu nduumaar day bokk ci liy defar géej ba jën yi mën a ñëw ndax dañoo seetlu ne nduumaar day dundee li ñuy tuddee méduse lakkantaan la yaakaar naa lañ ko wax ci olof te lakkantaan yooyu dañuy dundee jën kon boo fexee ba nduumaar yi jóge fi mooy ne lakkantaan yooyu dañuy yokk bu ñu yokkoo dañuy lekk jën yi kon loolu rek déjà wane na ne nduumaar yi dañuy bokk ci li defal géej mais nduumaar yi aussi bokk na ci place yi ñu gën a bëgg mooy fii herbiers marins yi nekk maanaam fi ñax yi sax ñax yi nga xam ne dañoo sax ci suuf géej te ñax yooyu dafa am solo ci napp bi parce que yëre de beeg ay espèces yu bëri yoo nga xamante ne mool dañ ko soxla soit dañuy jure foofu wala dañuy màggee foofu te nduumaar yi mën nañu wax ne moom mooy jardinier herbier yooyu moo ñëw taayee ko des fois bu amee lu ci takk mu dagg ko donc tey bu ñu fexee bu ñu ñàkkee chance ba nduumaar jóge fi mooy ne nañu xam ne suñu géej dina gën a yàqu sénégalais yi faral di wax ne jën amul ñoom nañu xam ne jën dina wàññeeku. D'accord. te liñ ci mën a def mooy lan parce que am na luy lor nduumaar mbuus ci la bokk tey liñ fi jëlee ci ay plastique yu ci bëree bëri jógewul Niodior jógewul sax Palmarin donc yow miy jël dem bitig ba jënd ay plastique yu bëree bëri na nga sóor ne boo ko sànnee yaa ngi bokk ci ñi yàq géej gi te yaa ngi bokk ci ñi nga xamante ne ñoo tax ba jën amatul donc saa yoo ne jën manqué na rek xoolal sa bopp. ba tey ñu gis ne wax nga ne mooy AMP bi gën a rëy ci Sénégal rëyaay boobu est-ce que am ngeen moyens yoo xamante ni da ngeen ko assurer pour surveiller li nga xamante ni mooy AMP bi. waaw am nañ ay moyens rek wante moyen du doy ndax comme ni ma la ko waxee dafa nekk AMP bu rëy waaye yemul ci rëy mais ay île ñoo ko composé te ku ne île mooy ne dem beeg dikk bi dafa jafe boo nekkee ci AMP boo nga xamante ne benn place la mën nga am benn gaal pour surveiller. waaye boo nekk ci AMP boo xam ne ay île la mënoo jël gaal gi nekk ci île bële yóbbu ko ba ci île bële di surveiller donc poste bu nekk day soxla ay gaal donc yaakaar naa pour gën a mën a atteindre objectif yi nga xamante ne moo tax ñu créer AMP bi mooy fexe ba jën yi ñëwaat nature bi delluwaat na mu meloon population gis ci seen bopp foog ñu gën a góorgóorlu encore ci moyens yi ba nga xamante ne li ñu tax a jóg dinañ ko mën a atteindre parce que population bi engagé wu nañ lool. agents yi fi nekk aussi ñu ngi def effort mais dina laaj aussi moyen logistique yi gën a yokk bu baax a baax. noo gisee Kawopa bi nga xam ne moo ñëw ànd ak yéen ci journée bi. waaw Kawopa damay wax ne partenaire la bu bokkul ak partenaire yu bëri ndax fi muy agir
parce que am na partenaires yoo nga xamante ne dañuy bëgg toujours aspect séminaire mais moom li ñu gën a soxla ci la ñuy fekk bokk na ci activité bii dañu defoon lu ñu tuddee évaluation d'efficacité de gestion maanaam jamono bi ñuy dund léegi ci parc yi nekk ci àdduna bi yëpp ci aire marine protégée yëpp dañu daan ku ci nekk boo toogee ay at defal évaluation ñun bi ñu defee évaluation dañu gisoon ne li gën a menacé AMP bi juróom la mais bokk na ci plastique bi ñuy sànni ci tefes gi léegi ñu ne woon nag loolu foog ñu taxaw ci bëggoon nañ ci taxaw donte population yi am nañ volonté mais des fois aussi foog am ku la appuyer ba nga mën a def loolu Kawapa foofu la ñëwee jàpp lañ ci suñu bëgg-bëgg boobu nga xamante ne priorité la. mbokk yi jërë ngeen jëf yaakaar naa li ma leen ko diggee woon rek defee naa leen ko noonu naa leen lépp loo xam ne ni xew na fi dinaa leen ko indil lépp loo xam ne wax nañ ko fii dinaa leen ko jottali kon tey li nga xamante ni moom la ñuy def rek mooy dañuy daal di retourner ci fi nga xamante ni moom mooy Jifeer suba incha allah ñu ngi war a dem fi nga xamante ni moom mooy Niodior ma am mbégte nag ak bànneex bu baax ànd ak sama caméraman bi di Kori mi nga xam ne saa yu ma ko ne jogal lu mu guddi guddi wala lu mu sedd sedd wala naaj bi lu mu tàng tàng du hésiter dana jóg def liggéey bi ni mu ko war a defee kon mbokk yi seen émission pencum géej gi daal fii lay tàggatoo ak yéen ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf ci déglu beeg seetaan bi.